dras dañ koy tere mooy dox di dama la ne man maa ko wax dox di diri sa tànk. booy diri sa tànk booy woon ba bàyyi ma ñëw. non Fane dox di diri sa tànk. toog di yanu sa loxo di yanu say loxo. ak foo toog sa loxo nekk ci sa awra. su fekkente ne góor la moom day lay bàyyi. même buñ la ko teree su dee góor la day lay bàyyi. waaw bu nekk tuuti fu mu toog jël ay loxo def ci awraam. may leen ma ñëw may leen ma ñëw. may leen ma ñëw. c'est-à-dire effectivement loolu noonu. li ngeen di wax nii. am na de même civilisé sax nanguwu ko. même civilisé mais xel ku civilisé sax am na yoo xam ne xel nanguwu ko. donc c'est pour vous dire que loolu maa ngi yéen ñoo fa ànd amul problème. mais daf ci am yoo xam ne aussi comme ni may wax bon question de croyance la da ngay gëm def nga gëmuloo nga bàyyi ma jox la benn exemple. bari na ay jigéen yu ñuy gaafal yoo xam ne ni mooy ñi nga xam ne dañu judduwaale laago di capp seen tànk. déedéet waxuma loolu. non waxuma ne yaa ko wax day joxe exemple. waxuma ne yaa ko wax parce que aussi comme ni ma wax noonu nga doxee père dund noonu la ñu doxee aussi dund. nekk ci société bi. di gis ñoo xam ne par exemple dañuy gaafal jigéen boo xam ne dafa ànd ak laago di samp tànk. déedéet. man gis naa ko. lu am la. dañuy wax ne non waxuma yow encore une fois je ne parle pas de toi parce que moi je fais. Autant que j'essaie plutôt autant que faire se peut de ne pas personnaliser effectivement le débat parce que dañuy wax gis-gis ñaari gis la ñuy wax ni nga gisee ak ni ma gisee mais dama ne dans notre société bari na ci ay jigéen ñoo xam ne dañ leen di gaafal parce que dañuy am laago di camp seen tànk di camp ñu ne jigéen bu camp tànkam déedéet du kooku man dégg naa ko am na téléspectateurs yi may seetaan xam nañ la may wax mais ki juddu yàlla teg la laago yi camp tànk waxuñu ko pourquoi yow société bi war la beddi ba nga xam ne effectivement tu n'as même pas droit au mariage c'est pas normal non c'est la société moo ko beddi tu n'as pas droit au mariage tu n'as pas droit à l'épanouissement c'est pas normal bari na ci ñoo xam ne daf leen topp yàqal leen seen àdduna giiru dund ñi may seetaan xam nañ li may wax c'est pas normal tu vois ce que je veux dire mu nekk aada yoo xam ne façon yooyu nag laa lay wax parce que am na ci pratique sànq wax nañ ko doom déggal baay jabar déggal jëkkër mag muñal rak c'est des vertus yoo xam ne merci beaucoup même bu ci l'islam appesantirul bu baax sax parce que effectivement il demeure et reste et demeure merci loo xam ne un livre complet merci de comprendre Prospère bu adapté wu comme ni ñu koy waxee 1400 ans ou plus kenn musu see changer virgule situation bu ñëw adapté wu ak moom kooku ku la ne moom jamono war nga ko gëm merci bind nañ ko 1400 ans ak lu topp ñu ngi ci 1441 après l'hégire 1441 kenn du changer virgule ci alxuraan kon ku la ne kooku moom jamonoom war nga ko gëm kenn weddiwu ko foofu laay wax mais ñun ci li ñuy waxtaan comme li Saf doon wax pour ne pas mélanger entre pratique ak diine n'est-ce pas bien que sax mënuñu ko occulter parce que il faut jamais qu'on oublie que nous sommes dans un pays où 95 ou 96% de cette population est musulman c'est important mais daf ci am pratique yoo xam ne mooy comme li ma wax yàq na àdduna doomu jàmbur te kenn tew ko fenn lurul ci ay aada yoo xam ne du dara loo xam ne moo ko fi mën a puus yaa ngi may dégg ma joxe fi benn exemple vas-y xale yi jigéen ji ni xarafal du pratique ancestrale ñi ngi ciy wax depuis des années ak lim fi nekk ci tooxi doona ak lim fiy def ci musiba ak lim fiy def ci gaañ ak li muy def ci am na ñu koy def ba léegi exactement waaye dañuy nëbbatu de certes dañuy nëbbatu parce que dañu dem ba yoon commencé dal seen kaw mais nëbbatu bi gis nga tey père nee na excision du yoon te ay ndax li tax du yoon damaa jàkkaarloo ak nit mu taxaw wax ma jaxran ne ma du neex ma ñëw père pour dëggal mais père est-ce que xam nga ne am na ay sociétés yoo xam ne moom moo ko wax est-ce que xam nga ne am na ay sociétés yoo xam ne naa ñëw ci loolu papa est-ce que xam nga ne am na ay sociétés yoo xam ne xale bu ku jigéen kuñ fa xarafalul sa àdduna yàqu na munoo fa am jëkkër boo fa toggee duñ ko lekk ndax nee na sobe la yaa ngi dégg ñoo ko wax loolu croyance ancestrale la boo xam ne li muy yàq ci doomu li muy yàq ci ñi nga xam ne nii ndeysaan noonu la ko yàlla ñoom la ko yàlla nattoo kenn xamul nu mu toll comme li ñuy wax ne les lois sont faites pour être contournées léegi xam nu ñu koy contourner à la naissance lañ la koy def
à la naissance buñ lay bënn ci lañ koy daggaale kan moo koy xam nga ne ñu dugal la sa berceau nga toog ku koy xam mu nekk aada goo xam ne diis na. d'accord jëlee ko fi yombul mais tegul fenn. naa ñëwaat ci yow ce que je disais c'est que y avait je vais dire il y a quelques années 1 an ou 2 wala 3 waxtaan nañ fi excision papa. bañ ko fi waxtaanee t'étais d'accord da nga ne pratique bu ñu war a def la parce que. aada la jigéen mën a di téye boppam. aada bu ñu war a def la comprendre donc tey kontaan naa ci dégg nga ni excision franchement dañ ko fee war a génne. waaye nag la taxoon nu ko doon def it ñu ngi woon ci seeni raison. ndax la tax nu ko doon def ragal gàcce ak bañ gàcce. ndax jant buñ ko defee ba pare doon ko ërbëti daal di koy tey suñ ko tafee ba tey ko jeex na ci këru àdduna ku mel ne Farmos munu ca dara. waaw barke borom Tuubaa ku mel ne Farmos mënatu ca dara ci këru àdduna. xanaa Pierre à la place de gàcce à la place de gàcce. il y a c'est des morts. ah mais tamit loolu tamit jaar na ko ndax xam nga tamit. c'est lan moo tax nga changer avis. lu tax ma changer avis. maa ngi jógee ci dëkkub làkkat ñoo taxaw ne ma du neex après kii lan moo dul neex. oh. kon da ngay jàngale da ngay jàngale. dëkku làkkat nga jógee ñoom ñoo wax loolu. Fall lu dul neex ñoo ma ko wax waaw. Fall lu dul neex foofu. man ci laay liggéey ndax damay waxtaan laaj naa leen lu tax ñu wax ma ko ñu ne ma. xam nga lii mooy suñu problème par rapport ak génération bi lii lañ leen di laaj. lii lañ la doon lii la la wax lan moo dul neex. ñoom ñoo ma ne du neex. lu dul neex. d'accord y a pas de souci. léegi avec ça père nga bëgg nit ñi xam. da ngeen bëgg ñu xam les pratiques suñ demee may leen kii moo ma ko wax. non 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 déedéet soxla télévision ah ok y a moom moo ko wax ñoom ñoo ko wax. d'accord donc loolu moo tax yow nga ni instant bi ànd nga ci ñu bàyyi ko. ginnaaw mu doon loo xam ne yow kii jigéen la. te tamit wax dëgg yàlla ku dem ba am kii da ngaa bëgg mu neex waaw. léegi su fekkee dem na ba nga xam ne. donc père bakken yi ciy rot infection yi ciy am. yow daal li nga ci téye yëpp maanaam moom discussion beeg yëpp ak bakken yi ciy rot. infection yi du neex bi daal nga téye. man daal maa taxaw moo ma ko wax. d'accord looloo ko dal moom. mais daan nga ko dégg. di dégg conséquences yi. wax nañ ko fii ci wax nañ ko fii ci yow bi nga toogee Mato ak Safia. wax nañ ko ci Ahmed Aïdara ak Mamadou Mansour taxaw nañu fii. moom mu ànd ci yuuxu daal di jooy. waaw dégg nga daal jooy fii ma di ko déglu tës bi. mu daal ne dootul neex. mu kii moom moo ko waaw loolu la wax. d'accord. du neex loolu moom moo la yitteel jeex na. d'accord parce que toog nañ fi émission ak Maya a bien expliqué lan mooy conséquences yi par rapport ak infection yi par rapport ak maladie par rapport ak décès yi te dee bi sax wax nañ ko fi père ne même décès yi père dégg na ko dama d'accord ci loolu ndax tey soo dama d'accord dégg nga décès père dégg infection convaincre la mais bi nga déggee ki ne du neex yow la convaincre di defal d'accord boobu ma ne du neex moom moo kii waaw léegi nan leen def feneen nan leen dugg waaye léegi nan leen dugg feneen sa yërmande ci moom foofu la toll. léegi dugg feneen boobu sa yërmande ci moom foofu la waaye toll. yërëm naa ko ndax jigéen d'accord d'accord y a pas de souci leer na père leer na il fallait mu génne la ci trou bi père leer na mais y a des choses sa yërmande foofu la toll c'est bon. père leer na mais y a des choses plus importantes ma ne leer na mais y a des choses plus man ci ak fànn man nangu naa ko ginnaaw su ko defee doon lay tey waaw ba ku mel ne Fermos du ca mën dara xam nga Safia voici la différence entre yi nga xamante ne jëlee nañ ko fi ak yi nga xam ne bàyyi nañ ko fi parce que gi nga yi nga xam ne danoon lore ala kulli ali kooku waxatuma la diine wala waxatuma la tay ay maam mais c'est la société ñoo dul seetaanati ñuy perdre non mais am na yu fi bëri sànq yaa ngi naan di dox di traîner say tànk waaw baaxul boo ko def da nga ay gaaf wala léegi mais am na ñoo xam ne mais papa Aminata attendez y a des gens yoo xam ne noonu lañ tàmm seen ba ñuy nekk xale noonu la ñuy dox kenn musu leen a corriger mais là il marche comme ça y a des gens yoo xam ne ak surpoids noonu la ñuy doxee am na yoo xam ne ndax feebar noonu la ñuy doxee ay buñ la mayee ndox def nii buñ la defee nii nga ni jël baaraam bi dugal ko ci biir pot bi soo ko defee suñu kër ñu jël pot ba tuur ko merci beaucoup xam nga ko benn am na jàpp pot bi jël baaraam bi dugal ko ci biir pot bi ku koy naan sax
da nga koy dindi. da nga koy dindi ca moom ba mu set. merci bu ñu dégloontee mu baax. voilà muy lekkee càmmoñ nga dindi ko ba mu set. l'islam ko njëkk a bañ. l'islam ko njëkk a bañ. muy dox dara dalu ko. lekkee sunu borom tegu ko laago def ko dara. muy coos tànk bi di ko nangoo dëgg. bu tànkam di metti nag mu war ko diri. dafa ne kii ma lay wax habitude lay doon. ok te nee naa la dara mais dalu même ko. en temps normal bruit boobu père kenn du ko supporter ci kër da ngay wax naturellement sa rakk wala sa mag yëkkati boo dégloo ñu expliqué la xam baaxul. non xam naa fi muy waxee père. non père on l'écoute on les écoute tout xam nga Safia le fait que mag ñi dañoo amoon moom laa leen doon wax keroog ne leen mag ñi seen sàmm ku ci nekk ak façon bi ngay sàmmee li tax ñu doon indi yooyu dañ lay wax lu la tiital pour que loolu nga bañ ko def nekkul dañ la koy wax parce que tout simplement ay da sa papa day dee wala sa yaay day ku dee xam ne yàllaay faat mais buñ la nee tey xam nga ku si nekk bëggoo sa papa dee bëggoo sa yaay dee c'est juste pour que ñu tiital la pour que nga bañ ko def parce que mën nañ la ko waxee façon bu banal nga continuer di ko def mais loolu civilisation moo ko njëkk a bañ. xam nga ci yoo xam ne gaaf la d'accord na bébé taxaw na expliqué benn affaire Aminata dama bëgg a jël quelques gaaf rek ci papa nga citeel ñu quelques gaaf am na ci yoo xam ne gaaf la yi nga bëgg nañu nga jox xam nga wax naa ko léegi yanu loxo waaw am na kër yoo xam ne soo ko fa defee dina la yenneekul dëgg la bëgg boobu bi papa jox ma quelques gaaf nga xam ne peut-être ñun dañ koy def te xamuñu ne lii gaaf la dox ba si yàgg daal ne nii sëb daal di ëñ say awra baaxul am na ñoo xam ne day sunu la dee seet si di labat si pour bëgg soxna dox ba si yàgg ni yulub daal di lay gis nga ne ñaadam jël sa loxo dugal say awra daal di ab sëb loolu moom su ko yow tam loolu maa day taali civilisewul sax s'il vous plaît dañu dégg may leen ki yéen civilisation ngeen def man gaaf laa lay wax non may leen ñu rek mu wax ñu gaaf yi dama la ne loolu soo ko gisee soo ko defee soo ca duggee soo ko takkee yàgg ñëpp a koy bokk ak lan yàgg ñëpp a koy bokk waaw parce que mi ngi dox di aj sërëm am na daal noonu ko kii man su ko ngi defee max la gisuma ku ko def nag d'accord bu ko nit defee moo ko kooku bu ko takkee day borom këram da koy bokk ak ñeneen loolu nga expliqué wala expliqué waaw loolu laa expliqué waaw am na ca gaaf am na ca waaw ñu dem ci beneen gaaf jàpp say loxo daal di koy yenn wax nga ci ko kaw sànq waaw daal di tëdd aj say tànk waaw bu kooku sëg mucc àll ngay dee daal di tëdd ci lal bi am na ñu koy def jël seen tànk aj ko ci miir bi góor ak jigéen am na góor comme jigéen waaw kooku yàgg àll ngay dee ci àll waaw góor di tiim cin di ca lekk dugal cin ci biir di xoos di lekk nit mënu ko wutal gàllaaj ñi wut xooj à l'époque lii ma lay wax lu yàgg la am na ay commandant yoo xam ne wala ay capitaine yoo xam ne sunu masaana taxaw ban def remise de drapeau ba militaires yi war a embarquer doon jóg taxaw daal ne insha allahu taala j'irai avec 1000 hommes ou 100 hommes et je vais revenir ici avec 1000 hommes. d'accord ak ban gaaf loolu def nañ ko ba tey fii. ay nit def nañ ko fi ba tey. d'accord waaw ay fóot guddi. ay firi sa bopp létt sa bopp ay ñëw timis ay jigéen juy fëgg bopp ay wuti xar ñëwal ma ci yooyu. ak nee nanu fii ak mi ngi dund sa njëkkee waru laa létt waru laa firi. dëgg la njëkkee sa sœuru jëkkër waaw pourquoi lu muy def lan lay def doo warul laal sa bopp fii ak sa borom fii ak sa borom kër mi ngi dund mi ngi expliqué sa njëkkee ci génération la moo tax warta laal sa bopp mukk ci këru àdduna dëgg la pootum guddi moom ab jëtuma ko moom ab jëtuur ko moom jëtuur mooy ku sa jëkkër génn àdduna jëtuur mooy waaw mais si xamoo ab jëtum jëtuur waaw ñun jëtum nañu wax xam nga am waaw mooy ku sa jëkkër génn àdduna mooy ku tëj doyalaguma c'est important nit ñi dañ siy jàng Mamina Tapay doo noppiwul sama génération la li muy wax dama ko dund xam papa jox ma yeneen parce que c'est important ñu xam socc guddi ay weer wax nga ko sànq ak pootum guddi ay puso kenn du ko am guddi yenn say loxo ñaan xoromu guddi waaw xorom bi ñuy wax kenn du ko jëndi timis saf cin nañuy wax sax saf cin su guddi jotee bul waxati xorom saf cin ngay wax ok guddi moo jot saf cin baal ma su guddi jotee désolé dootoo ko wax saf cin ngay wax ndax nopp si njaboot yi nopp si njaboot waaw ak nga cere ba pare ba mooñ ba kii ba doom bi génn ba nga teg ko te tàbbaloo ca ab këriñ faaw di nga ca tàbbal ab këriñ wala mosoo gis loolu père dama bëgg nga ñëw ma ci jigéen juy fëgg bopp rek boo ci tàbbalul këriñ soo tàbbalul këriñ ñu weccee ko léegi nga ñëw fekk cere ju xonq ëlbati waaw jinne yee koy wecceeku dëgg la nopp si njaboot yi
jur doom ëlbatiku daal di koy teg génn dem gegalanoo ko lenn. du paaka du bant bale du bantu salaan du bantu poftan du reenum ngeer ndax xam nga ngeer mooy garab gi njëkk ci àdduna. ngeer. non père loolu boo ñëwee fa ngay fekkaat liir bu mu tëdd. merci waaye tamit léeg-léeg nga gis ab liir nga jur ko impec dara du ci kii nga dem mu am ñaari fan ñetti fan soppeeku ba jaaxal la indi bopp boo xam ne indi melokaan yoo xam ne di def ay gaaf yoo xam ne di indi yoo xam ne. yow di nga xam ne lii mel. loolu science loolu science yow kay la malformation se détecte dans la première échographie. li ma la wax dama la ne kii judduwaalewu ko du mal déformation dafa juddu ñu teg ko ci taatu Dakar gi wala jël ko teg ko ci taatu guy gi wala yor jot ndeyam dem rooti ba ko fi wala mu teg ko ci ab ne géganulu ko wutul lu koy aar takkalu ko téere defalu ko dara ñu weccoo papa fëgg bopp nag ñu weccoo ko fëgg bopp bu ñëwee lu mu fay fekk pros s'il te plaît am na ñu ko daan def ñoo xam ne s'il te plaît ba am na ba pros ba am na ñu ko daan def ñëw am lu leen naqari loo naa la jox réplique bi wallaahi naa la jox réplique bi am na ñu ko daan def ci seenum cuux suñu dellu see am ca lu leen naqari. d'accord fëgg bopp lan la indi. waaw fëgg bopp nag bëgguñu ko jigéen di fëgg bopp rek bis bu nekk mi ngi dëkk ci bopp bi waaw kii daal. maanaam waaw maanaam taawu jëre ba taamuwuñ ko ndax doon wax ne day na nga ca tey ndax daal ab tënjikat lay doon. su dul musóoru nag boobu ci boppam la. waaw su fekkente ne du musóoru. di ronu ay guy ak Dakar di dox ay njolloor di jaar ci diggante kii waaw di fa jaar ndaxte nopp su jabar yi foofu nañuy def seeni fiir waaw foofu nañuy def seen fiir piège waaw seeni bopp yàq dañ seen bopp ñi seeni fiir foofu na nga koy fiiree waaw nuy bañ nga ronu ko waaw wala garabu guddi waaw wala benteñu guddi nga jël garab daal di koy gor ñëw indi ko yatt ne da nga koy def gaal ñu ñëw daal di xool bant bi ne la kii bu ko tëmbal ñu ne ñu ne waaw soo ko tëmbalee de mool bi ci yëg di nga dee loolu ca garab ga lay doon. bàyyi ci kañ daan na ko def. ak yàlla ñu ñëw indi gaal teg ko séeréer sépp taxaw. mais papa man dama am lu ma la bëgg a laaj. ñu taxaw xool mu ne gaal gi bu mu tëmb. wër gaal gi xool ko xool bët yi. suñ ko laajee mu ne garab gi ay jinne ko dëkke woon garab benteñe googu xam nga benteñe moom na ni def gaal ñu ne ay jinne ko dëkke woon kii du tëmb d'accord ñu bàyyi ko kooku mais papa pratique yooyu est-ce que du xam nga ni ngeen seen dëkkuwaay déjà autant àll la woon presque waaw àll la woon fépp àll la woon mais léegi habitation yeeg ñoom seen gis nañ dëkk Dakar fu bëri àll la woon dafa amoon ay animaux et tout mais ñoom ñëpp puus nañu randu nañ ndax habitation yi ñëw nañu est-ce que du loolu moo taxoon ngeen amoon yenn pratique yooyu waaw ba tey. ndax instant yi nii fii mi fi ñu toll nii waaw loolu mën naa nekk. mais li ko dalee ci Khalifa Sall laa lay wax moom nga koy laaj soo mënoon jot ci moom wala ku dëkk Grand Yoff ñoom monsieur Babou Ndaw ñoom Adama Sebor ñoom Wëy xam nga. ñoom Thier. ñoom Cheikh Sène ñi fi dëkkoon waa kër si soxo wala waa kër Baye Samba si fii am na jamono fii nit jommi na fi ba tey fii nu nekk nii. fële ca kanam moo nekkoon Kanda. ca ginnaaw tolloo ak Foire. moo nekkoon guy Xarjata Bëjël fii yàggul. fii nit jommi na fi ba tey. am na ci ay kër yoo xam ne ba léegi kër yi jinne la. waaw ñu koy wax des maisons hantées. ba léegi këru jinne la tubaab bi sax am nañ loolu. ba léegi waaw kon waaw d'accord waaye léeg-léeg nga gis ci ndakaaru kër goo xam ne doon yi dema dem ba kër ga day placé nekk ci ndakaaru foo xam ne waaye kenn du fa ñëwee dëkk. képp ku fa mës a dëkk. yee nan la guddi wala nu jommal la guddi ba léegi am kër yoo xam ne da ngay tëdd ba diggu guddi dégg lu naan ding di dóor. ak kër yi jéeg bu si ak di tàkk nag. nga nekk ci kër. boo xam ne allah day tàkk yow mënoo ci dara. waaw ja pit lay def. déggoon nga ne jinne mënul lu dul patal la làggal la su ci boolee nag foo dëkk mu taal ko su boobaa mi ngi lay bëgg a lor. d'accord papa merci beaucoup ci leeral yi ñu andil ñu jël téléphone bi 88 628 89 90. 88 628 28 28. 00 221 33 841 20 69 bu ñu amee ci ñoo xam ne gaaf yi fi père lim.
ay woddoon nii ay fëgg bopp affaire yooyu gëm nañ ko am na lu leen ci dal parce que ay réalité la ñoom suñ ko waxee am nañ fuñ ko teg comme ça ñoom ñu woote ñoom itamit ñu jël leen 88 628 89 90 salaamaaleykum allo salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah sëñ bi noo def maa ngi sant yàlla yaa ngi ci jàmm alhamdulilah ñu ngi lay déglu waaw seen émission bi macha allah. jërëjëf. di leen te di leen gërëm. maam yi nag ak mag ñi. nañu leen gërëm nañu leen sant nañu leen sargal. ndax ba ñuy teg lii booba jamono science tollu woon fii. science kon xam-xam toll woon fii chance bi ñu am ñoom amuñu ko woon ci wàllu woowu. suñu mbokk moomu borom veste bu rafet bi. nee na maam ñi bi tubaab yi liggéeyee télévision maam yi liggéeyuñu loo xam ne mën naa contrer loolu. loolu bu ko kenn reproché maam yi. maam yi mënuñu woon a liggéey télévision ndax science tollu woon foofu ñun kay nañu yedd suñu bopp li tax ñu war a yedd suñu bopp mooy suñu xam bii nga xam ne fekk ko xam ni télévision xam niñ koy defaree xam nan la ñuy defee contenu te liggéeyuñu xeluwuñu ba def ci contenu boo xam contenu africain la contenu sénégalais la. loolu suñu responsabilité la. responsabilité wu maam ya. ñu bàyyi ci xel. dëgg la. ni ñun la warul woon maam ya. maam yi nag comme seen xam-xam ci science demeewul woon noonu. ah ñoom it ñu wéeru ci li ñuy tuddee ci tubaab. connaissance empirique. connaissance empirique mooy lan. ah diw de def na am na ay at mu jural ko jàmm. keneen def na ko am na ay at mu juralaat ko jàmm. ñu natt ba ay at muy jur jàmm ñu ne kon lii nañ ko takk def ko yoon. dëgg la lépp di ci jaar. leneen li ñu ne kële def na lee de mu jural ko lor keneen jaaraat fa lor am keneen jaaraat fa lor am. kon nañ ko moytu ndax loolu loraange lay jur nañ ko takk ñëpp ci. maam ñi nag li doon seen chance ñoom mooy dañ doon dund ci communauté. dëgg la communauté la ca neex mooy consensus lu ñu tënk ñëpp ànd ci boo gisee suñu réew yi ñu nekk ci fitna. ayca ñu ngi jégalu. ayca 88 628 89 90 88 628 28 28 père Benoît mi ngi xataraay ci wet gi de nee na li nga wax jigéen bu ñaaw sànq da koo metti jigéen bu rafet am na yoo xam ne boo récité da nga am jigéen rafet nga moom rek moom. waaw loolu yàlla kii loolu sax. du bàyyi et papa ku ne bëgg naa am jigéen bu rafet nag. waaw maanaam loolu waxin na rek man kiiwuma loolu Sophia. xaaral dama yeggale. ok maa ngi ñëwaat ci yow léegi papa. d'accord ayca ñu jël beneen téléspectateur di remercier ki génn léegi merci beaucoup. 88 90 waaw c'était pertinent c'était calme et c'était cohérent merci beaucoup salaamaaleykum. maaleykum salaam. Fatia ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay sëñ bi. da ngeen def ñu ngi sant bu baax. alhamdulilah. di rafet seen jotaay. di rafetlu tamit émission bi nga xamante ni dañ ciy jëli jàngat yu bëri yu am solo. merci beaucoup. man dama bëggoon participer di rafetlu nag li père di wax d'habitude moom du ñu ànd ak moom. waaye dama jàpp ni société bi nga xamante ni moom moo am ay pratique ancestrale yu ñu bàyyi. mooy tax nga am mu doon société boo xamante ni ndaw ñi dañuy réer. ndaw ñi dañuy réer ndax ñun tubaab bi dañ ñoo nax. dañoo ñëw gëmloo ñu lu ñu xamul. gëmloo ñu ñoom yoo xamante ni sax daanaka ñoom gëmuñu ko. ndax ñoom am nañ seen ay aada. am nañ seen ay cosaan. waaye ñoom ñii ñu fekk si gëmloo nañ ñu loo xamante ni daanaka ñun bokkul ak sañu aada bokkul ak sañu cosaan bokkul ak sañu yarin. société nag boo xamante ni fu mu jëm dafay dellu fu mu jóge
ayca dem nañu jël keneen 88 628 89 90 allo. oui. bopp la. allo salaamaaleykum background bee baax. background. allo. ñu jël keneen 88 628 89 90 ñu nekk extérieur nag 00 221 33 841 20 69 salaamaaleykum allo allo. ayca ñu jël ko salaamaaleykum. maaleykum salaam Sofia na ngeen def. ñu ngi sant bu baax sëñ bi. waaw maa ngi lay nuyu di leen ziar. ñu ngi lay fay. di leen wax une bonne et heureuse année. bonne année à vous aussi. toi aussi. di ñaan waa yàlla defal ñu jàmm ak xéewal may ñu gudd fan ak wér. amiin amiin. di nuyu Père Mbaye Ngone di nuyu Soxna Aminata ak keneen ki. merci ak Prosper. ñu ngi lay fay bu baax di nuyu Soxna Ami Sakho bu baax a baax a baax a baax ak waa Darou Rahman gépp. waaw di ziar bon waa tamit. nga xamante ne ko fi moom tamit ñu ngi koy ziar bu baax. ndeysaan mais Sofia. waaw. ay allo. allo. xaar bee yàgg day ñëwaat. xaar bi rek moo yàgg ñu ngi jéggalu dina ñëwaat ñu jël keneen. salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi noo def. maa ngi fi rek. yaa ngi ci jàmm. waaw maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp. ñu ngi lay fay bu baax. émission bi neex na trop. ndeysaan merci beaucoup. kontaan naa si yéen. loo ci jàngatee. seen TV ci kaw ci kanam rek. jërëjëf. jërëjëf mais sama jantal paa boobu laa doon wax. kan ngay waxal nga ni. sama jantal paa bi. kan mooy sa jantal paa yow fii. kii borom costume bi wala. non borom xaftaan bi. borom gannaaw. tey kenn du dégg. man kay buy wax jantal grand la muy wax papa nag dëgg la non et puis da ngay jantal sax nag Fatou. da ngay jantal. bàyyi leen jàmbur. ayca bàyyi leen waaw. bon dama doon souligner benn affaire. waaw. mooy si wàllu rab bi ngeen di wax noonu. ci waaw donc man je vis am na benn voisin boo xamante ni c'est un entrepreneur. donc am na benn chantier bu mu mës a def. après par la suite. ñu ne dafa démolir. benn garab. depuis lors. mu dëkk mu tàkk ah. mu dëkk mu tàkk bu mu dëkk. tuuxu nag mu tàkk. garab yi ñoo ko topp. te sa jëloon na fi doomam bu yóbbu ko ah. affaire bu grave. donc yooyu noonu duñ ko banaliser quoi. réalité la tout à fait. c'est quelque chose de très important. waaw boo amee sa doom booy génn. bu ko fàttee bàyyi dara. bu ko bàyyi kese si kër ci néeg bi moom kese loolu ça se fait pas. même si sax bu doon affaire rab xaalis la pour bàyyi kese si néeg. buñ génnee cadre rab ak yooyu noonu ji néeg yooyu noonu. xale kese moo bóor te bàyyi si néeg. ak Kaolack gisu benn waaye benn femme bu fi génn bàyyi te ñaari doomam ñëpp dee. jeex na amul sécurité sax nag. voilà c'est ça que je voulais souligner quoi. waaw. ok ñu fanaan jàmm jërë ngeen jëf. jërëjëf ayca ñu ngi jégalu bu baax ci ñi nga xam ne ñu ngi extérieur di jéem a di xëcc ci numéro bi il paraît que ça passe pas depuis quelques jours ñu ngi ciy jégalu on va essayer de voir tout ça Siré merci beaucoup gis nañ ñu koy wax aussi si direct bi on va essayer de remédier à tout ça merci beaucoup 88 628 89 90 salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. sëñ bi noo def moo ñëwaat. waaw man maa duggoon maa ngi leen di. moo ñëwaat. d'accord ñu ngi lay déglu. ma jéem a yeggale ci bu gaaw téléphone bi moomu joué woon tout leen baal ma ci ak. dëgg la ñu ngi lay déglu. alors donc nañu nangu ne maam yi li leen mayoon chance mooy consensus. xam nga bu dee dañ ngay vivre en communauté. consensus yi ay consensus fort lay doon. ndax dafay am kilifteef. toppante am. ku nekk xam la war te doo ko jéggi. loolu nag waxuma modernité waaye démocratie sax jëlee na ko fi. ndax démocratie mook droit ñoo ànd. te buñ naan droit waxatuñu mag wax xale. dañ naan majorité. ku am majorité am nga ay droit. droit yooyu nag buñ ko société bi ne dañ koy respecté république bi ne dañoo war a respecté droit yooyu. waaw buñ ko respecté wul ñoo ngi hors la loi. La maam doon dundee mënatut a nekk kon. dañuy jël li nga xam ne mooy la cay njariñ ndax njariñ a nga ca la cay njariñ mooy boo déggee maam ne la ku
ku ndobin rey sa maam. foo séenee lu ñuul daw. loolu ba àddinay tukki. di jóg dafay doon xam-xam bu wér. loolu ndax day tax nga fagaru. waaw fagaru. buñ ne la li mboote doon dund nekk kuy. loolu de mën na caa wëy. loolu day jur muñ day jur doylu loolu kon njariñ la ci société ba tey. waaw li nga xam ne nag mooy li jara xoolaat mooy secret. daan am bu njëkk. kay. secret boobu. mënatut a am mu neexul ba neexul. amatul. ca dem na papa ñu ngi jégalu bu baax a baax. wax na dëgg mais kontaan nañ bu baax ci say participation. bàmmeelu biir. moom laa la denc moom nga waxoon moom nga wax Aminata Paye. d'accord d'abord dañuy remercier Père. bàmmeelu biir ndax fàttali nañu indiwaat ñu. mais dañuy des ci concept émission bi rek. li nga xam ne wax nga ko fenn lañ ko mënul teggee. li ngay lim da nga wax jinne. te buñ ne muslim yi nawul bu yàlla dafa tudd góor tudd jigéen tudd jinne tudd malaaka. jinne kon jinne mi ngi ci biir alxuraan. ba pare ci biir jinne am ci ay jullit ak i yéeféer. très bien donc loolu. kenn mënu ko teggi. waaw maanaam ba sauf yi ñuy cohabiter ak ñoom. ci suñuy vie de tous les jours. maam nekkoon fi di wax ne nii ngay def pour éviter leen nii ngay def pour bañ leen tooñ. boo leen tooñee lii ngay gis. kon loolu yaakaar naa ne kenn mënu koo dindi. mais bu ñu demee plus loin Père. maam yi doon def loolu tamit. li Prospère wax kenn mënu koo dindi. mooy ne am na pratique yoo xamante ni. ñàkkoon a xam wala àdduna ñàkkoon évoluer. moo tax ñu nekkoon ci. te bu ñu jamonoonte woon ak ñun tey jii. du ñu topp. dama lay jox exemple fekkoo fi woo émission passée nekkoo fi woon. waaw xale yi nga xamante ni dañoo juddu ñii ñu leen daan yóbbu ci àll ba temps yu yàgg ya. waaw dañoo dem. ba xam-xam indi ne du ma ne science sinon après ay tubaab moo fi ñëw wala leneen. xam-xam indi ni. xale dina juddu ak lu ñuy woowee malformation. indaale laagoy boppam. dëgg la ni la da nga ko war a seet. saytu ko. topp ko. ba tey li amoon démb. xale yu bari ci yooyu. génn nañ àdduna de. ay xale lañ mais xamoon nañ lañ leen daan def. dañ laan den dem yóbbu ba àll bàyyi leen fa. léegi di nga gis yaay ju toog ak doomam de 12 ans. munul dox. munul wax mais da koy téye ndax xam na ne du jinne du rab du dara doom la bu judd ak malformation foofu laay waxee ne du lépp lu fi maam bàyyi woon ak li mu doon doxalee mooy dëgg moom maam dafa yaakaaroon ne dëgg la mais ñu avancé ma joxaat la beneen exemple jigéen bu munul jur ñu naan ko dafa jaasit wala leneen nekk na source sëy yu bëri yu tasoon démb dëgg la may laajte ñu wax ma ndax lan boobu xamuñu ne woon ne mun jigéen bi mën na suivre traitement ba xëy war na lool même bu dul loolu ay ñaan yoo xamante ni boo sikkeeg sa borom kër di nga mën a wan na lool wala mu doon ci ku góor ka merci wala mu doon ci ku góor ki donc loolu noonu yëpp adduna buy dox la information di ñëw jàngat di ñëw connaissance boobu ñu boole ko ak démb moo tax ñu naan tey wax nañu ba laaloon wàllum ndaw ci jigéen am na jigéen yoo xamante ni Père judduwuñu ak ndaw te loolu ba ñu ko xamee yàggul waxuñu waxu jigéen bu xat ak bu xatul wala dara jigéen bu judduwul ak hymen démb amoon na jigéen yoo xamante ni tey jooy nañu ndax gàcce xaru nañu ndax gàcce dee nañu ndax gàcce am na ñu génn sax dem seen yoon waaw gàddaay kon tey am na ñoo xamante ni bu ñu jamonoonte woon ak ñun ñii tey loolu du ci am ndax bu ne la yaay du ma jànk waxuma la du ma jànk boo xam ne da ngay dem Aminata joxe na fi exemple defaraat sa ndaw wala mais du ma jàng nga yóbbu ko ba ci gynécologue mu xoolal la sa doom dina ne la kii juddu na ak hymen ou pas donc attention yu ñuy def la rek di wax ak doomu aadama yi pour ni leen démb amoon na mais ci seen pratique u démb yi amoon na information yu ñu am tey yuy mottali ak di tax ñuy def attention yu amul woon démb xam nga Sophie loolu mooy tey li ñun ñii tey li ñu rawee maam yi démb mooy ouverture bi nga xamante ne moom la Pros wax mooy tey ñun curiosité bi daf ñu jural réflexion ñuy dem di chercher am leneen loo xamante ne moom moo ci dolleeku daal di ñëw outiller suñu ay recherche ba di ñu yóbbu ci ay piste yoo xam ne ñu xam ko maam loolu la amul woon maam li ko daloon moom moo doon doyloo li nga xamante ne moom mooy xelu boppam ak nature bi ni mu daan demee xam nga li nga wax tey par exemple dafa am yoo xamante ne ajuwul ci ay ñëpp ci ay yenn xeet la demoon looloo tax ba diina ñëwee dafa dal ci seen kaw tàggaleen ak loolu et pourtant am na yeneen ñu xeetoo woon ak ñoom nekkoon ci ñoom mosu ñoo nangu loolu mu ngi amoon ba tey léegi nag c'est ce qui fait la différence xam nga moom mooy lan mooy tey maam la li am tey
su amoon démb am na yu bëri yu mu juum du ci juum. juum dem dañ ko koy nangul ndaxte juumul ndax lu ko neex. dafa juum ci dans le cadre di parfaire te amul woon outil bi am tey. loolu moom moo tax am na loo xam ne da nga koy nangul maam. d'accord Pros. oui pour me revenir tuuti rek ci loolu lu ñuy wax noonu parce que père wax na ko sànq aada yi d'ailleurs c'est dans cette optique que j'ai introduit même tout n'est pas du lépp la ñuy téye mais bari na yoo xam ne tey jii en 2020 c'est des choses yoo xam ne nii waruñu ci sax wax soo fi junj na ko sànq parce que évolution àdduna moo demee noonu bari na tey jii loo xam ne pratique ancestrale la woon mu nekk gaafal mu nekk yeneen forme de considération yoo xam ne basé wul woon lenn sur la méconnaissance. est-ce que d'accord nañ ne mën nañ ne waa Dakar ak genre région yu kii ñoo ko bàyyi mais am na ñoo xam ne ñu ngi dëkk. ci village yi wala au fin fond du Sénégal. c'est-à-dire dund loolu ba léegi c'est-à-dire dindi fa foofu ngay wax noonu. dindi ko fa dafay gën a jafe. parce que effectivement ki nekk Dakar moo gën a accès. moo gën a accéder l'accessibilité à l'information à la je dis même à la modernité. ma jox la exemple ñu ngi koy wax sànq. Safia jigéen ñi njëkkoon a jigéen bi njëkk a jur albinos ci àddunaam. waaw dañ koo tuumaal tubaab wala naar. waaw ndeysaan. ku tuumaal. àdduna dox tey ba nit ba science démontré ne nit ku ñaari nit ñu ñuul mën nañoo jur ak ku weex taal. te pourtant jigéen sonn na ci xaru na ci tuumaal nañ ko ci yaa ngi dégg gaafal nañ ko ci yaa ngi dégg ci yàlla jox la doom boo xam ne ni effectivement albinos la parce que science prouvé na c'est par carence de je ne sais xaw ma nu ñu koy wooyee c'est pas mon domaine je veux pas m'aventurer dans ça mais en tout cas science dox na ba gis na effectivement ñaar ñu ñuul kuk mën nañoo jur kooku muy benn sànq père dafay tudd gaaf. waaw yéen seetlu leen dara. waaw éveillez-vous vous les femmes. lan mooy gaafu góor. papa. jigéen ñi rek am gaaf. moom mi gaafu góor am na de ma ko wax moom mi tudd gaafu góor. xam naa gaaf ci góor. ma ñëw muy lu am. ma ñëw en tout cas. en tout cas non j'en connais pas. waaw moom nee na am na donc c'est une question que je pose mais li ma bëgg a wax mooy li ma bëgg a constater mooy. gaaf bu fekkee am na. c'est les femmes qui en souffrent. pour une fois man xëy na ñu ne am na. je peux t'ajouter une chose après nga continuer. xam nga ce sont pas les femmes qui en souffrent mais seen bos la ñu gën a fësal parce que ñoom ñooy jur dañ leen di moytuloo leen pour que mu bañ a répercuter ci seen progéniture. d'accord Aminata. bon ba tey c'est ta vision. sa gis-gis la. mën naa ci bañ a d'accord. mais li ma remarqué daal mooy. je suis ouverte à ça. gaaf moom bu ñu demee ba di ko wax. jigéen ñi daal xam naa ñoo ci gën a sonn. nañ gaaf dëgg la. moom moo warul teg loxoom fii. warul jurgóotu warul def parce que soo xoolee il y a une remarque que j'ai faite boo xam ne au moins ñoo bokk dénominateur commun ñaar yëpp lenn la ñàkk ak dee. bul def lii parce que da ngay ñàkk bul def lii parce que da ngay dee. sa loxo si bopp da ngay tënj sa loxo si rek ñaar yëpp mooy li nga xam ne nii gaaf yëpp tourne autour de ñàkk ak dee. loolu la nit gën a ragal ci loolu lañ koy tiitale. non parce que waxuma sax gën a ragal. affaire bi xam nga lan la. waaw ñàkk gëm yàlla rek. non. tàppet ñàkk gëm yàlla. dee. boo defee nii sa jabar bu defee nii nga dee. sa jabar bu defee nii nga ñàkk. sa jabar bu defee nii nga kii. waaw góor moom lan lay def moom ba jabaram kii. ba jabaram dee c'est une question fondamentale. léegi papa bu ñu xamee gaafu góor aussi xanaa néew na xanaa jigéen ñi rek am gaaf. léegi yow wax ñu gaafu góor yi. Aminata ngeen noppi nag ñu dégg. noppi naa benn dong. papa nee na benn rek la ci am. yow nga réfléchir ci néew ma benn laa ci am waaye benn dong laa ci jox ci lu bëri tamit li ci des du ma la ko jox. lu tax benn firnde bi nga xam ne moom moo ci gën a wér gën ci merci d'accord benn la am benn bi ci gën a wér mooy borom kër buy seben lal. buy seben. c'est une maladie ça. du gaaf loolu mon père. c'est une maladie. c'est pas une gaaf c'est une maladie ça. waaw mais waxal ba pare nga ne ma waxal. seben la mooy non déedéet waxal demal. non waxal père demal. non waxal bi pa yaa ko non bàyyi ko waxal. c'est une maladie. certes. lan mooy seben lal. d'abord. xembali lal saw. ok. xembali. seben fay wax gaaf la ci góor. waaw doo ñu bàyyi mu wax ñu gaaf. bu ma yaakaar. jant bu la sawee ñaari yoon. yow léegi su la sawee nooy def.
ndax da koy tojal waaw dafa am lu lay wax. waaw su ma dee sa maam am na yooyu. soo dee sama maam nga ñëw wax la ko waaw waaw nga ñëw ne ma kii de day kii. nu xool muy loo xam ne mi ngi ci moom. jant bu la ko defee ci saa si bàyyi ko ca nelaw ya ndax mi ngi ci nelaw yu xóot moo tax mu def ko nga jóg tiim ko seban ko soo ko deful di nga dee dama la ne soo ko deful di nga dee ree leen def leen waaw waaw man maa la wax loolu anu yàlla moom waaw d'accord la yàlla moom d'accord lii ma la wax daal man maa la wax kan man waxul ak man de lii ma wax man maa la wax dafa ne gàppee sa borom kër bu fekkee dafay tuur ndox ci kaw lal waaw ah ne bu fekkee gaaf boobu ñëw nga wax ko moom sa papa wala sa maam danaan la ba ngay bàyyi ba guddi balaa muy tuur ndox ci kaw lal bi déedéet da ngay bàyyi ba guddi ba nga xam ne def na la ko ba pare bala moo jóg ndax dina ko boo fekk na mu def ko ba pare def na ko ba pare yow yëg nga ko ndax su ko defee day wala ngaan tooy di nga xam ne kii kat fi mu ne saw na su sawee nga jóg fayu waaye su la ko defee ñett yoon di nga dee man maa la ko wax mais jóg fayu boobu jóg fayu dana la génne kër waaw mais kooku te moom mu feebar moom bu la sawee la moom bu nekk sa borom yow nga jóg na ngeen laaj lu ngeen mën a laaj rek li may wax argument laa am te gisuma ku ma ci mën a toxale waaw ki nu wax ne moo gën a ñaw ak xalima ci réew mi na ñëw mu taxaw wala ki ci gën a mën sunguf ak reer na ñëw mu taxaw ak man maa ko wax ndax duñu déglu xam nga la laal ci man maa ko wax waaw su fekkee sa borom ko parce que am na ñu koy seetaan peut-être loolu la ñuy dund waaw nga ni da ngay fayu nooy fayoo parce que nit ki bu fekkee da ngay tuur ndox ci kawam da koy yëg waaw amaana da nga ñibbi sa kër waaw mais boo su fekkente ne sa bakkan gaaf dafa am ci góor mais mën nga ko def ci kaw lal bi rek wala il faut nga def ci déedéet kawam da nga koy seban moom it waaw ci kawam moom su la sebanee nga seban ko ok su la ko sebanee nag nga seban ko benn yoon bi boobu ba keroog ngeen di wëy ba keroog waaw lu mu def baax na mais yow def nga ko tojal nga ko léegi doo ñu baaxee beneen waaw beneen gaaf non mais ñii ñëpp ay nit nanu dee leen génnee yéen it. waaw amuñu ñun xamuñu ne père yow yaa fi non fii nag yow yaay le gardien des valeurs ancestrales wax na ko voilà yow yaay gardien des valeurs jàppale ñu rek. d'accord yow amoo benn gaaf xam ne yaa ak père yéen a bokk génération. ok 88 628 benn gaaf sur 10. 88 628 89 90 salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi noo def daan na ko bañ de. ñu ngi sant bu baax. Assane Fall nee na boo saf. kuy Assane Fall mi ngi nii. mooy Père Fall. non Assane Fall mi ngi nii dafa commenté. nee na bu fekkee yow amoo envie de dem tuur ndox nag maanaam boo ko saful nooy def. moom Fall la sant. allo ah Falline bii de jaaxal na ma. allo sëñ bi. Assane mun ngaa tooñ. waaleykum salaam. waaw ñun ñu ngi rafetlu émission bi. maa di woote woon sànq. waaw. ma ne bii pas d'habitude du ma ànd ak père waaye. kii moom mooy scientifique bi nee na d'habitude du ànd ak yow mais instant bi ànd na ak yow. ndeysaan amaana ñun ay ndaw lañu. waaye li ma doon wax sànq rek mooy ñun daanaka dañoo nekk ci société dañuy dund société bi nga xamante ni. ñun amuñu ay repères. amuñu ay repères mooy maanaam. li ma doon ci tàmbali tubaab bi dañoo ñëw. formaté sañu xalaat. yóbbu lépp ak sañu gis-gis. formaté sañu xalaat ak sañu gis-gis mooy maanaam. société boo gis ci àdduna bi. am na wéeruwaay mooy maanaam démbam day ànd ak démbam di dox. wallaahi. jëm ca kanam. xamante ni nag mooy li bon. mu tegee ko côté. li motul. mu jéem koo mottali. li mu xamul mu jéem koo jàngi. waaye ñun ñii am na yoo xamante ni maam yi bàyyi nañ ko fi. boo koy def sax ñu naan kii de moom dafa ki old fashion la. li tubaab di wax. dafa yàgg. ki dafa yàgg. ki xamul lu xew kii nekkul ci tendance ki xamul jamono. loolee nag moo ñuy réeral. ndax kenn ku nekk ci ñun dinañ ne la maam yi de di leen daan jaar waaye li ma jaaxal mooy ku fi maam yi daan jaar boo ko bawee ba jël sa yoonu bopp foo jaar ci sa yoon boobu nga nekk. waaw di nga gis li la maam yi doon wax. di nga dëpp waaw. 88 628 89 90 salaamaaleykum kooku dem na ñu jël keneen salaamaaleykum. waaw Sophia man maa ñëwaat. d'accord. parce que problème mu réseau la woon mais damay rejoindre. man ma cité ci exemple bu ndaw rek gis nga fa ma dëkk. mas naa gis génn góor gu baax bu fa jënd fas wu baax a baax a baax. dëkk bi ñëpp di ko coow. mag fas yi ba ci yàgg mu xaw a mu daanu feebar. génn góor ak séeréer ñëw ca dëkk ba di xool fas yi ba ci yàgg na ko boo tàqalikoowul ak fas wi dinañ la téeñ.
boo tàqaliw ko soo tàqaloo ak fas wi dinañ la tënji. dinañ la tënji d'accord. waaw góor gi xaw a bañ insister ndax façon dafa baaxoon am lu mel. waaye daa mujj ay mbokk ñoo jóg xataraayu. jël fas wa ca la yàlla fëgg boppam. yóbbu ko. ba tey Sofia ca man fa ma dëkk. waaw ca fa ma dëkk man Sofia. am na ci place yoo xamante ni c'était très rare nit jaar fa ay 2 heures heure njolloor te jommi woo. waaw man li ma lay wax moom man fa ma dëkk laa la man waxuma la ay exemple. ay réalité la ci dëkkuwaay ay réalité la comme père kon ni mu ko waxee. man wax daan taa nag ba tey boo demee fekk fa ceeb. barka borom Tuubaa billaahi. père nag tey sa sañ ca baax na maa ngi leen di ziyaare. di nuyu sama xarit Ousseynou Ndiaye ak soxnaam depuis déedéet Biram Daw. waaw walaay. waaw di leen sant bu baax Sofia. yaa ngi may duuraale. waaw Bara Fall la xaritu Youssou Ndour. Bara Fall Touba Prestige Couture. dëgg la c'est très joli lim la ñëw rafet na trop franchement. Touba Prestige Couture. waaw mais gis nga ko ni mu def. bazin bi nag Seydou Dabo la. dëgg la Seydou Dabo. bu marché HLM ak Tidiane Dabo bazin bi la ñoom ñoo ko def Golden Suisse bi. mais ñaw bi moom l'ami intime de Youssou Ndour moom moo ko def muy Bara Fall bu Palen Dédd. d'accord gars yi kontaan nañ trop ci sañse bi papa. macha allah. salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi noo def. maaleykum salaam. ñi sant bu baax a baax. alhamdulilah sëñ bi na nga def. yaa ngi ci jàmm. ñu ngi sant bu baax. waaw déglu nga waxtaan wi. waaw déglu naa ko waaw. loo ci jàngat. maa ngi lay jàngat moom maa ngi wootee Diourbel. ndeysaan waaw njaareem dëkk bu sell ba. allo. dem na. dem na. ndeysaan ak ñu jël keneen 88 628 89 90 allo. allo. oui salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi noo def yaa ngi ci jàmm. ça va très bien alhamdulilah. alhamdulilah ñu ngi lay déglu. waaw s'il vous plaît là man de dama xam ne seen émission bi vraiment émission bu neex la maa ngi leen ci gërëm bu baax a baax a baax a baax a baax. je vous suis vraiment dama leen di suivre fu ma munti nekk. su ma ratee émission bi sax léeg-léeg damay dem YouTube vraiment jéem a fexe ba suivre ko quoi bugguma si raté benn yoon. Père Mangone nag bon vraiment koo xam ne nii ku ma neex la quoi. vraiment neex na ma trop. moom vraiment bés bu yàlla sàkk moom laay àndal quoi. wallaay biir waxtaan bi. wallaay je suis pas trop vieux nag. bon je suis très jeune. mais quand même xam naa ne tradition yi. li nga xam ne nii vraiment moom la fi maam yi bàyyi woon. lu am maanaa la loo xam ne waruñu ko bàyyi guddi waruñu ko bàyyi bëccëg quoi. parce que li olof yi di wax. su nekk ku war ànd boo war mu toj. barka borom Touba. et ça ce que cela veut dire mooy que ñun bu ñu bàyyee suñu culture. bàyyi suñu ay aada bàyyi suñu cosaan. bàyyi pratiku maam yi. vraiment bu yàggee dañuy réer quoi. alors léegi nag dama bëgg a laaj rek Père Mangone ñaari question Fall waaw. benn question bi. mooy par exemple bi muy wax affaire seben bi. affaire seben ku. waaw seben waaw su fekkee dee seben guddi ku góor kee seben wala ku jigéen ki. bon parce que bon je pense que ñaari côté yëpp la quoi parce que man lu ma déggoon ñu daan wax. dañ daan wax naan góor bu sebenee jabaram. xëy na mun na am lu mu wax jabaram. mën na am lu mu. wàññi jabaram peut-être jabaram day dee. day dee waaw wax na nga ko de. jabar aussi nee nañ bu sebenee jëkkëram aussi jëkkër bi day dee. wax na nga ko waaw. voilà alors donc je pense que fayu bi nga wax sànq. waaw si ñaari côté yëpp la war a amee ku góor ki bu sebenee jigéen ji war na fayu. waaw. ku jigéen ki bu sebenee ku góor ki war na fayu. waaye benn yoon benn waaw li nga xam ne moo ma si xaw a jaaxal rek. père muy question bi ma lay laaj. mooy fayu bi ci saasi lay doon wala parce que ci saasi mun ngaa bañ a saf seben pour mun a fayu. kay alors su fekkee ne fekkuloo nga saf pour mun a fayu nag bu boobaa naka ngay def. waaw Fall jërëjëf li nga wax dëgg la Fall. naka ngay waaw beneen question bi. waaw beneen question bi mooy daan naa dégg ñu daan ne temps mag ñu njëkk ña temps suñu maam yi. li nga xam ne moo leen daan jommal mooy dañ daan wax boo gisee jinne te day karaw ga day gudd daanu ba ci tànk yi. jinne day weex di jéem a décrire daal nu jinne di mel. am ñoo xam ne ñii dañ naan rek ba nga xam tubaab yaa ngi soog a ñëw. te maam yi xamuñu woon tubaab gisuñu woon tubaab mosuñoo gis tubaab. buñ musaana gis tubaab bu ñu tiitee rek te parce que xam nga boo tiitee rek même bu dul jinne sax mun ngaa tiit rek sa xel tàqale ko ak yow. nga jógee fa dof et cetera. ma bëggoon nag Père Mangone bu fekkee ne vraiment am nga xam-xam. si
xam ne ni peut-être noonu la jinne war a mel ak nu ñu war a mun a décrire jinne boo ñu ko munee décrire aussi baaxee ñu ko dina baax trop quoi. waaw del wax naan doo ko mën a maa ngi leen di remercier bu baax. jërëjëf Fall te Père Mangone xamal ne fii am nga fi fan dinaa créer fan sa club pour Père Mangone. mais xaw ma sa tur ak foo dëkk. ndeysaan xaw ma tur waaw donc nga jéggal ma rek ma lépp ko quoi. waaw ba pare xam naa ne dinaa jéem a def tout pour jokkoo ak yow. mu dama créer fan sa club. xaw ma turam xaw ma fu mu kontaan nañ bu baax a baax sëñ bi tontul ci question balaa may jël kenn. waaw ma décrire la. non ñëwal ci première question ci semaine bi. description bi kay dañ lay bàyyi après jox la numéro nga décrire ko foofu. yow laa koy boole ak ki dugg léegi ci Sofia Diatta wax ko ne ko. su fekkee safoo saw yéen laay boole question bi. su fekkente ne safoo saw li nga xam ne c'est recommandé te nu wax la ko nee nanu jant boo xamee ne ku jigéen ki def na ko tuur na la ndox nga làmb daj ko nee nanu jógal nga fayu su fekkee safuloo saw l'habitude est une seconde nature xanaa comme yaa ngi nekk ak moom dëkk ak moom ngeen war a jëm illaa abada man laa wax day ci sa mentalité yow dinaa ko jekku di ko xaar di ko yeeru ba nga xam ne su ma ko defee dinaa am intention saw ma def ko mais yow daal liñ la recommandé muy bu góor ba muy bu jigéen ba su la ko defee fayul benn ñaar ñu dugg ci jinne ji nga wax ne naa la wax nan lay mel misaalam ak nataalam nan daal lay may ndax nee nga bu njëkk ba sunu gisee tubaab ñu day tàggaloog sagom daal ni jinne ngi nit mënul gis jinne ci këru àdduna ak nitam benn jinne du gis gaynde nit du gis jinne wante day gis gaynde jinne du gis gaynde waaye day gis nit moo tax gaynde di rëbb jinne jant bu gaynde rëbbee jinne ba fekk ko fu muy sangoo mu fiir ko ba fàdd ko day yokk ay maqaamaam da ko yóbbu ci beneen niveau moo tax gaynde lu mu mën a am ci këru àdduna jinne ko gënal waaye jinne lu mu mën a am ci këru àdduna sàcc doomu aadama ko gënal weccoo ko jël ko yóbbu ko fëkk ko ngir fu ngeen ki gisee jinne nag kii fu ngeen ki gisee gaynde ne ko gaynde goog mu fëkk ko dem ak moom. d'accord papa d'accord. nangu nga. seetal keneen ku la neex mu dugg ma wax ko leneen lu bokkut ak lii ma ko wax. jeex na soo gisee jinne di sàcc doom. da ko yóbbu pour su gisee gaynde won ko. ndax gaynde moom rek la bëgg di ko rëbb. da koy rëbb comme ni ngay rëbbee li nga xam ne moom nga soxla di ko topp di ko rëbb ba fàdd ko gaynde noonu lay def ak jinne ndax gaynde malaakaam la moo xam ne saa yu ko fàddee dafa am lu bari lu muy yokk ci moom. d'accord kontaan nañ ci loolu bu baax a baax papa defe naa leer na 88 628 89 90 laata may tourné ci ñoom Prospère salaamaaleykum allo salaamaaleykum allo 88 628 89 90 allo allo. dañuy woote teg téléphone yi waaleykum salaam. waaw ça va madame yaa ngi ci jàmm. ñuy sant bu baax a baax. émission bi neex na trop. merci beaucoup. dama dem seetaan mais sànq dama dégg que ni quoi tubaab bi dañu am seen pratique ancestrale. d'accord tubaab bi am nañ seen pratique ancestrale mais aujourd'hui soo xoolee en 2020 sur 1999 yëpp fee nañ ko ni ñukk ni yàq bu nakari. parce que man France laa nekk ñoom ñëpp koo ci laaj ko ñu may ànd ak ñu ma xamuñu kenn xamu ci luy seen pratique ancestrale fa lañ ko bàyyi. ñoom lu ñu xam lu ñuy créer ay affaire loolu la ñu xam de ñun lu ñu war a def mooy dañu war a jéem a soo ak boîte allumette loolu la ñu war a jéem a def ñun lu ñu war a def defuñu ko de. après benn question la amoon dama bëggoon xam pratique ancestrale yi fan la yóbbu su ko ñun jusqu'à aujourd'hui. nee na pratique parce que même sama yaay ci la bokk. man ñëpp laay waxal même sama yaay dafa gëm yooyu. ñoom ñëpp dañ gëm yooyu maire yeeg ñëpp Sénégal dañoo gëm yooyu sama yaay même ci biir laa koy boole sama papa ñoom ñëpp ci biir laa leen di boole. mais fan la ñu yóbbu tey ñun suñu dëkk ñun jeunesse bi pratique ancestrale la ñu yóbbu aujourd'hui
léegi fekkee yóbbuwuñu fenn léegi dañuy bàyyi ñun ñu teggi fi loolu ñu essayé ñun ak suñu modernisation ñu xool fu mu yóbbu dëkk bi. loolu mooy pour man modernisation fan la mën a yóbbu dëkk bi. ak pratique ancestrale fan la yóbbu dëkk bi. parce que à la fin lii xam nga pratique ancestrale yóbbul kenn àjjana. yaa jaamu yàlla moo yóbbu nit àjjana alxuraan moo yóbbu àjjana ak yàlla bëgg nga dem àjjana mooy dem àjjana. waaw àdduna lañ nekk. te ku nekk ci àdduna bëgg nga sa àdduna sa dëkk. c'est vrai wala du loolu. pratique ancestrale fan la yóbbu dëkk bi tey. xam-xam di développer dëkk. ok merci madame c'est merci. alors merci beaucoup nuyu ñu sa yaay ak sa papa ay ci kontaan nañu bu baax a baax 88 628 89 90 00 221 33 841 20 69 ku ci topp ñu jël ko allo. allo. oui bonsoir. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. na ngeen def seen émission bi neex na maa ngi jéem a participer. jërëjëf. maa leen di woowee bitim réew quoi. kontaan nañ. waaw Père Mangone moom tey dafa daanu quoi. déedéet. waaye ni muy expliquer excision bi li mu ci information bi mu am. ak émission yi fi jàll ak li mu dund Sénégal yëpp. explication bi moom tey ànduma ci. waaye moom Père Mangone bon sinon am na lu bari lu ñuy def gaaf boo ko seetloo ak ñi ñuy tam dëmm yu demee noonu yëpp ay nit ñu ñàkk lañu wala ñu sonn ci biir quartier bi wala ci village bi en général. gisaguma borom costume bu ñuy wax wala ku yore yenn situation yi ñuy teg yenn gaaf yi ci kawam wala ñu koy daanuloo rab wala ñu koy for ci mbedd mi. en général psychologie day jouer quoi. surtout quand c'est collectif. dëgg la. donc am na yu bari du développement daal ab seetlu la téere bi gën a rëy ci àdduna mooy ubbi sa bët seetlu. yenn yi moom boo amee seetlu rek am xam-xam gu daal. donc dañuy massawu ñi nga xam ne dañu nekk situation yoo xam ne dañu leen di joxoñ ba wàññi leen. parce que liy wàññi nit dafa yomb quoi xam nga quand la personne n'est pas sûre d'elle. quand on n'est pas confiant li booy wax gëm sa bopp. pour nga soog damay wax dara am na ñu ma nekk ñëw nekk Sénégal di ma. am na temps j'étais au Soutelec numéro 1 à Mbour ñu ma doon woowee l'homme de Mbour. waa Sénélec war nañu xam. gis nga instant benn pas moo mas a gonflé. bu ma waxoon même maa dem ba soog je le battais à l'applaudimètre benn jour bi ma demee ba nekkatuma syndicat ñu toog ñuy waxtaan ma koy wax góor gi li nga ma doon jox lan la mu ne li nga gëmoon la rek xam nga dama naan la boo ñëwee tey nii la nga doxe loolu di ko kii ragalu moon dara ma montré psychologiquement lu mu war nañu seetaat ni ñuy waxee ci xale yi ak ni ñuy waxee ci place yi parce que Sénégal wax ji bari na trop dara téere wala def ko dëgg te kenn mënu ko vérifier ñi muy tardeel bari na lool mais daal li wóor ba wóor mooy xam-xam seetlu ak ñefe loolu bu ci nit nekkee ngay góor ngay jigéen je crois que dina defar société bi Père Mangone faanaa la nag bu ma ne tey da ngaa daanu waaw dama laa bëgg a laaj waaw maa lay déglu ma ne ndax borom bëtti guddi am na wala amul man de pour ma ne am na te nga nekk di nitu diine ba pare am tuuti loo gis ci àdduna ak loo jàng gëm yàlla man ba suba damay wax ni rek ni ay dinaa ko pour ma gëm ko day jafe daal. ndax borom bëti guddi am na wala amul. pour man fi may waxee de man mënuma gëm ni am na. ay ci kontaan nañ ci yow bu baax a baax merci beaucoup gis-gisam la dañ ko koy accordé 88 628 89 90 ma ñëwaat ci yéen laata may dellu ci téléspectateurs yi nekk di xaar ci ligne bi mais téléspectateurs yi wala ñu jël leen. jëlal videl serveur bi kon baax na salaamaaleykum videl allo. videl 16 millions d'habitants ak ñi nekk extérieur nga xam ne bokkuñu ci réew mi. ñëpp kii benn ngi dugg wax loolu waaw.